rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi nuyu na la di la ziar di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média kenn rek jàmm nag ñu ngi koy wax ñi ci biir kër gi di ko jëkkee ci sunu PCA mboolem directeur ak itam tout le personnel macha allah yal na yàlla defal leen jàmm jàmm jooje tam ñu ngi koy ñaanal ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ci boole nag xalifa généraux yi sunu soppe yi mag yooyu yal na yàlla yàggal seen taxawaay bu baax a baax a baax a baax yàlla defal leen wér ndax macha allah ñun daal dañu rek kontaan ci ñoom tabaarakàlla macha allah yal na yàlla fayal nu leen bu baax dañuy waxaat salaamaaleykum mbokk yi dugg ci biir clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi massalu coono ñi fa nekk malade yi yal na leen yàlla wéral médecin yi itam yàlla sàmmal nu leen bu baax a baax du ñañ dugg itam ba tey mbokk yi dem seeti ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw nu ngi leen di ziyaara bu baax a baax di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér ba nu gaaw jóge ca barab yooyu àdduna nag nii la saa boo ci nekkee da nga gis loo xam ne bu dikkee daf lay jaaxal waaye sunu borom mën na lu ne kon bokk yal na leen jële ci barab yooyu jotaay boo gis jotaayu sant yàlla la waaye jotaay la itam boo xam ne dinañu permettre ñu xalaat bu baax ak ñaanal sunu wayjur yu baax yi ñu ñàkk yal na yàlla yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe yal na yàlla taas ñu ci seen barke dal leen ak jàmm ànd ak 88 628 22 22 628 04 05 bu ko defee ngeen indi nag seen xalaat ci waxtaan bi nga xam ne bu ngeen dee xool thème bi mooy rek inondation yi nga xam ne moo am à l'heure actuelle tey nag ñu kontaan dem wooyu ñi nga xam ne ñooy waa parcelle unité 3 délégué bi nag daa dee teew moom itam pour indi ay leeral mu mel ni ki démb sax jot nañ ko mu doon commencé waxtaan waaye tey dana ko àggali macha allah Adja Linguère salaamaaleykum maa ngi kontaan bu baax ci ànd ak yow. kontaan ci Fego ak inspecteur Ndoye Bane waaye itam ki nga xam ne mooy El Hadj Daouda Mbaye teew fi kon bànneex mënta gën a yaatu loolu. waaw bànneex bi de boo ci génne woon ki may waaj a xeexal démb ba tey moom dina neex lool lool. koy waaj a xeexal. ngóor si toog Ndoye Bane ngóor yow nag fu mu ne nii dama la naan tubaab dem na France. waaw xam nga àdduna nag jinax bu bëggee mucc day bari ay pax da ngay jékki-jékki fël bañ ne fii nga mën nga tëb dali feneen. man d'accord loo tolloo rek ak jamono jam tombeel ak la muy laaj. bismillah kon dañuy ñëw rek door nañ daan dooret netti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla mag leen sun Mandela tëpp koy jaloore ziar mbooleem kilifa diine kilifa aaday ñaanal suñu maam suñu soppe maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàlla na yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yan bi woyof loolu ci kawam li waral ñu ñaan loolu mooy ñoom ñooy kenn mbaar mi wax dëgg yàlla bu ñuy nelaw ñu ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi yaay dégg itam yàlla na gisee ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem ku mu fa fekk ak ku ko fa fekk waaye noonu la ñuy taxawee waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun aha kay ndax suñu borom moonu may te heure bu ko neexee la koy jël te du tàggu kenn moom rek a sañ ñuy tàggee nag ñi di jaale itam sunu maam Baye Cheikh Fall fële ca sañcu Pire fële ca kër Baba Sey wax dëgg yàlla mu ñàkk doomam mët ja Fall di sama nijaay yàggul dara weekend bii passé laa fa jóge kon xam nga ne foofa bu fa loolu nuyoo waatee metti na lool waaye nag ku dul may sa bopp loola suñ borom may nga jël doomam lañ fi invité woon ci bi ñuy wax agriculture muy Modou Fall wax dëgg yàlla di nit ku baax maa ngi koy jaale waa dëkk bi yëpp soxna maam Fatma ak ñëpp di ko jaale mbooleem njabootu xaali amal Fall ak Fall yoro yëpp maa ngi leen koy jaale di dalal bu baax nag suñu gan gi ndax démb dafa dugg wax ju am solo man dama bëgg àdduna nit ki su ko gëmee mu gëm ko bu ñu nee weex tàll lañ ca war a teg bu ñu nee ñuul kukk bu ñu nee xonk ñu ne cooy boo ko mënul nga noppi dëgg la macha allah Diop Ndoye Bane salaamaaleykum. waaw da nga ni Babacar na ñëw defar inspecteur ventilo bi loolu nga bëgg loolu nga bëgg. waaw nee na baax na loolu. waaw non baaxul nii de waaw maa ngi ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital suñu sëriñ ba. li nekk ci wareef yëpp mënuma koo wax. may leen ma nuyu Cheikh Bassirou Abdou Khadre rek mu baax mi. macha allah bàyyi leen su ma koy nuyu ngeen kii quoi. di ziar Cheikh Bassirou Abdou Khadre mu baax mi di ko ñaan mu yàgg fi lool te wér. amiin. di ziar waa Pire Sañokor gi yëpp sunu xalifa ba Serigne Mansour Cissé ak Serigne Maodo Cissé. ak moom parent ji bi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub ñu ngi koy ziar ak Baye Bardo Dieng. di comme di sof sama njaal ci li mami jaal sunu góor lu fa gaañu fële ci kër Babo Sey. dëgg di ko jaale ki nga xam ne moo di Modou Fall di sunu xarit di sunu mbokk. ñu bokk tund xaali Amar Fall bi ñu ko ñaan rek yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. amiin ya rabbi. monsieur le délégué de quartier honorable ñu ngi lay ziar di la dalal jàmm
waaw di ziar waa Kër Massar yëpp. voilà salaamualeykum. jërëjëf. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar rafetlu lool nag seen invitation bi parce que lii mooy Sénégal démocratie waa Kër Massar bu ñu yëgee lii am nañu mbégte bu rëy parce que wane ngeen ni rajo bi pour population bi yëpp la pour tous les Sénégalais kon télé bi du moins kon ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal di leen di encourager aussi si yoon bii ngeen tegu ngeen bañ si jóge kon ñu ngi jóge si seeni direction générale ak personnel bi yëpp di leen gërëm bu baax ginnaaw loolu aussi ñuy nuyu kilifa diine yi di nuyu aussi notable yu nekk Kër Massar ak imam yu nekk Kër Massar population Kër Massar mais surtout ñu nekk ci souffrance mooy les inondés parce que lii sax dafa am lu muy jouer c'est palliatif kon ñu ngi leen ciy féliciter parce que nga am naqar mu metti lool gisoo ku lay wallu si nga toogati dégg ci média yi ñuy wax yoo xam ni dafa metti démb nu ma waxee sax du sama jikko wallahi du sama jikko mais dañ di délégué de quartier suñu population yaakaar nu nag ci lépp saa bu ñu nee dañuy yëngatu pour manifester Sénégal kenn gënuñu ko bëgg ñu ni leen dal leen àdduna dara jugul rek sotti lépp ndànk-ndànk la di leen di encourager ni lépp dina baax ba lii bu mu amee dañu rus nañu lool te ci développement bi dinañu leeral li tax ñu rus kon tey suñu mbokk délégué yi ñu jiital suñu président Assane Fall ak délégué yëpp nga xam ni ñu ngi toogal seen population di suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu jeune quartier bi nga xam ni ñooy suñu généraux ñu sonn lool ci inondation bi ndax lépp ñoom ñoo nekk sur le terrain nuit et jour kon daal lépp matul mais lii ngeen def daal wax dëgg yàlla borom dëj bi mooy jooyal dëj boppam kon am nañu mbégte am ngeen loo leen ñu wàññil ci naqar bi woote bi dafa jaadu lool El Hadj Daouda Mbaye ni ki démb dañuy def émission bi nga woote wax sa xalaat télé bi nag ni nga ko waxee noonu la ñun képp koo xam ne dañuy traité benn thème nga am ci xalaat boo ñu defee signe macha allah dañu lay dalal ak foo mënti féete parti boo mënti nekk ak koo mënti ne kon lu jaadu la yëpp léppi ñëpp la miroir du Sénégal dëgg la ku ne war na caa gis boppam tey moo tax tey wareef miroiru Mbambilor la ñu dëgg la ñu bëggoon nga defal ñu tuuti histoire bu localité voilà loolu c'est une question boo xam ne am na solo lool Kër Massar waaw parce que man dama gis ni kilifa yi évolution Kër Massar dafa leen bett da leen dépassé d'accord ma bëggoon leen ci leeralal tuuti parce que Kër Massar da di benn localité boo xam ni dafa jóge ay stade mi ngi mel ni nekk liir après nekk waxambaane après nekk borom kër li tax loolu tey xam nga village décrire historique am est très compliqué ndax ku ci nekk danaan sama maam moo ko sanc mais ñun lu ñu xam ci archive yu ñu am mooy Kër Massar ñu ngi ko créé en 1847 du tey kon jamono ay maam Alaaji Maalik Sëñ Tuubaa maam Limaamu Laay lañ ko créé ci archive yi ñu ni Bankaas la woon zone bu ñuy wax Bankaas mën naa ni dëkkuwaay bu ñuy wax Bankaas ak bu ñuy wax Njaay Njoraan léegi mu am ku ñuy wax Massar Jéey moom comme mi ngi woon Bankaas ay jamono tubaab yi ñëw dugg si doon laaj ana kër Massar comme tey ñu ñëwoon ngeen ñëwoon unité 3 ngeen ne ana kër Mbay mu lang ñu naan kër mbay noonu la demee donc Kër Massar c'est Massar Jéey d'accord bon léegi ñuy toog muy développé ay agriculteur maanaam bay bi ak élevage bi ndax pour rappel Kër Massar da di zone boo xam ni suuf si dafa nongu
nangu boobu sax suñu demee ba xoolaat scientifiquement gis nañ ni mooy cause inondation yi ndax tey nappe bi sorew fa nappe phréatique bi dinañ ko développer aussi mais bu ñu demee ba ay 1959 village bi commencé yaatu ay Alaaji Paati bi ñëw ay Daaru Miset ñëw yooyu yëpp de ay village ci biir Kër Massar ba nga xam ni Kër Massar évolué na ba fii ñu toll mi ngi nekk ci 140 quartiers 140 quartiers mais ci biir quartier yooyu mu am quartier yoo xam ni dañu xaw a am particularité maanaam dañu génn ci style village muy les Parcelles Assainies mu am ñaari Parcelles Assainies may attirer seen attention ci foofu parce que Kër Massar yaa ñaari Parcelles Assainies Kër Massar ñaari Parcelles Assainies benn bi di Malika benn bi di Kër Massar Rufisque kon tey dinañuy ñëw di leen di wan image naan leen Kër Massar a ngi nii unité 3 amul tata ndax boobu dafa bénéficier aussi programme projet bi dinañ ko développer mais Parcelles Assainies 3 bi bénéficier gul foofu le président de la République ñëwoon foofu mooy épicentre inondation yi si suñuy développer aussi dinañ leen expliquer bu ma nekk nii instant bi exactement foofu lañ defee woon discours bi foofu le président de la République ñëwoon foofu la zodiac yi doon daw kon ñuy dem di dem ba 1996 mu jot benn étape bu ci évolution ndax soo xoolee l'acte 2 de la décentralisation période Abdou Diouf la mu décrété le décret 96 745 du 30 août 1996 portant création de communes d'arrondissement dans les 4 villes de la région de Dakar. Et ces villes étaient Pikine, Rufisque, Dakar et Guédiawaye. foofu le Kër Massar nekkee commune d'arrondissement jóge stade village nekk commune d'arrondissement am un maire. foofu la toll pour am un maire. et le premier maire fut Mbacké Diop. Kër Massar continue di évoluer. ñu dem. jamono yooyu yëpp daawul taa am mi ngi doon daan na am inondation. 96 amul woon inondation 96 mais bu ñu toogee ba ay 98 la problème yi commencé ndax Parcelles Assainies yu Malika yi ñu ngi leen créé en 96 yu Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque juddooguñu si développement bi dinaa leen wax ban moment la juddu donc ñooñu bu ñu toogee ba 96 unité 18 inondé ñu attaqué SNHLM mu toxal leen ñeneen ñi yaakaar ni kon ñoom fu ñu nekk lu baax la amul problème mais jamono di dox nag ñoom nag inondation rattrapé leen. inondation yàgg na fa. yàgg na ndax il est bon ñu xam un peu Sénégal mbirum inondation parce que dañuy dégg inondation mais man sentir naa ne suñu autorité xamuñu inondation. ndax non xamuñu ko parce que su ma déggee ñuy comparer Allemagne ay inondation xew na Japon inondation xew na Allemagne inondation xew na Belgique loolu du inondation yooyu ay crue la dafa taw su tawee seen canalisation yóbbu ndox bi mais il arrive des fois mu taw yenn quantité pluie yoo xam ni ndox mi canalisation bi da koy jël mais rivière yu mu koy yóbbu mooy voilà mooy jël niveau non rivière période de hivernage niveau ute na ak période de sèche même sunu fleuve Sénégal bi sax nawet day jël ndox saison sèche ak voilà loolu c'est normal donc moment bu mu taw suy évacuer ndox bi day am crue boobu nag mooy débordel ndox mi mu dugg ci kër yi ak vitesse bu muy def yóbbu ay oto yu mel noonu. maanaam prévoir nañu loo xam ne dana ko yóbbu daal dina ko yóbbu ñooñu sax ay calamité la ñooñu ay catastrophe Allemagne li fa xew ça fait 10 ans xew fa mais Sénégal chaque année chaque nawet catastrophe c'est parce que y a un problème. pour yow lu ñu mën a éviter la. lu ñu mën a éviter la te dinaa ci développer parce que monsieur l'inspecteur dafa poser question bu am solo boo xam dama ko bëgg a traiter. vider ko ñuy soog a mën a dem parce que moo leen di permettre ngeen comprendre bu baax. problème bi. donc bu ñu ñëwee ba 80 xam nga wax nañu fi 96. ñu ñëw 2005 98 waaw. ñu ñëw 2005.
yàlla nattu Sénégal am inondation bu metti taw lu waral loolu mooy dañ dut xool un peu météo avec le temps loolu mooy suñu défaut ndax ce qu'il faut comprendre mooy Sénégal da doon taw normalement ba vers les années 70 temps Senghor cycle bi ñu dugg sécheresse bekkoor am ndaysaan suñu mbokk baykat yi nga xam ne taw bi daf leen ñoroon lool moo yoroon seen mboq seen dugub seen lépp élevage beeg lépp si taw bi la basé woon taw bi cycle bi changé ñu jaaxle seen fit daw ñu obligé jël seen bagage daw Dakar muy exode rural boobu la exode rural njëkk a am au Sénégal. boobu jamono fekkewuñu ko ñun ñu toog waaye dégg nañ. man fekke naa ko. ndax 64 la. macha allah fekke naa ko. donc exode boobu bu mu amee. waaw nañu xam ni dafa indi benn bouleversement démographique. parce que moo dëkk bu nekk en guerre c'est la même chose. exil ay nit ñi dañu jóge fu am problème pour daw fu nu yaakaar jàmm. suñu mbokk Bawol yi foofu la neen njëkk a gis. ñu commencé dugg si Dakar ñii di jaay ay bouteilles et cetera man maa ngi fàttali bu ma nekkee xale bu ndaw ma yor rétroviseur benn Bawol ñëw ni ma ndax dañ koy jaay ma ne ko luy jaay ni ma jox ma ko ma jox la xaalis. waaw ma ne ko ñaata mu jox ma 15 la ma joxoon ay jamono. jamono ma kontaan lool nag daw jënd si ay tàngal ndax jamono jooju tàngal dafa yomboon. bon kon bu ñuy dem nit ñi commencé dëkk fekk ay zone yoo xam ni gisuñu fa ndox ndax période. sécheresse la ba pare àll la ñu commencé di installé wu su Moodu ñëwee Moodu installé woo beneen mbokkam ñëw mu installé ko ainsi de suite mu dem ba former ay quartier nomade quoi. très bien ay nomade mu dem ba former ay quartier mais ay bidonville jamono di dem ba vers les années 83 cycle bi ñëwaat. ba saa si tembe bu ñu doon avancé ba ñu toll fii ñu toll tey. très bien cycle bi bu mu changé. waaw jafe-jafe yi commencé. ndax Dakar vous imaginez Dakar par rapport superficie Sénégal parce que Sénégal fait 196 700 kilomètres carrés et la région de Dakar fait 550 kilomètres carrés du coup proportion région de Dakar c'est 0,28% du territoire national ba pare population wu Dakar nekk le quart de la population du Sénégal donc 25% des habitants vivent dans la région de Dakar. kon problème am na. une petite superficie une démographie galopante. dafa fees. très bien te foo dégg démographie xam ni nit dafa soxla ndox di dund scientifique yi ñu ngi évaluer tey ni nit ku nekk. nañ ko évaluer lu soxla na 20 litres par jour. Vous imaginez subitement ñu nit yi commencé ñëw ku nekk soxla looy naan looy sangu looy fóot day dem ci nappe phréatique. très bien dissertation bu jaar yoon bu ñu toogoon di la déglu. ñu bëggoon nga def focus sur Kër Massar à l'heure actuelle. la focus Kër Massar à l'heure actuelle mooy nappe bi dafa jug. d'accord. te nappe bi su jógee mooy ndox yi amuñu fu ñuy jaar pour rappel Kër Massar 25 kilomètres carrés lay def. d'accord. 600 000 habitants. xam nga wax naa la fi Dakar nu mu dansé par rapport région par rapport le Sénégal parce que sur le plan national notre densité c'est 82 habitants par kilomètre carré. Et la région de Dakar fait 5000 habitants par kilomètre carré. xam nga Dakar a gën a dense Kër Massar gën a dense Dakar parce que Kër Massar fait 27 000 habitants par kilomètre carré. ce qui veut dire que quantité ndox bu nit ñi di amul assainissement. kër yëpp fosse septique la ñu am mais fosse septique ndox yooyu yëpp si nappe bi lay dem te nabu Kër Massar dafa jege. parce que Kër Massar point bu gën a culminant suñ ko jëlee plan Jaxaay c'est 27 mètres de hauteur par rapport au niveau de la mer Jaxaay boobu président Abdoulaye Wade bu mu koy créé si inondation 2005 yi la woon parce que ay sinistré la taw bi kii ñu
accueillir leen camp de Thiaroye si le décret 2005 958 pour créer le plan Jaxaay injecté 52 milliards pour ñu mën a mettre dans de bonnes conditions les habitants mais tey Jaxaay boobu aussi problème la parce que Jaxaay mi ngi ñu tiim à 17 mètres ba ñu tuddee ko Jaxaay c'est le mooy turu picc bay naaw ca kaw a kaw donc dañu jëlee population yi fu suufe nga xam ni ñoo ndox mi ñoo doon dëkk ñu yóbbu leen ba ca kaw pour ñu mën a nekk si tey su ma la doon laaj comme délégué nee nga ingénieur nga sax en électronique su ma juumulee ci sa gis-gis nga dëkk Kër Massar lu yàgg lan nga foog ne mooy indi pexe ca Kër Massar gi nga dëkk ñi ñuy seetaan bokk na ci ay autorités yoo xam ne ñu ngi soog a jàkkaarloog yow évidemment rax ci dolli di ba Eva ñu ni ci li ñuy dégg def nañ fa 15 milliards pour éviter mbënd mi foofu noonu waaw loolu pour tontu leen ci question la boo xam ne amal na ma solo lool parce que 15 milliards suñu association dañu daan topp mbënd mi d'accord ñun waaw association la boo xam ni dafa am cellule scientifique on avait fait des prélèvements si ndoxu teen bu ñu ñëwee ñun bu ñu nekkee délégué gis nañ ni am na quartier yoo xam ne Kër Massar ay teen la ñuy naan ba sànq ba tey am na ba léegi des na ba léegi am na ñuy naan si teen si Alaaji Paate bi mais jamono jooju man ak sama président dañ ni nañu def prélèvement jox ko waa SONES waaw mais waa SONES bu ñu defee analyse bi dañu ni c'est hors norme c'est toxique ndox mi y a trop de nitrate trop de latérite c'est trop acide pH am baaxul ñu on a fait un rapport def demande pour que ñu mën leen faciliter le branchement en eau. fu ngeen ci toll. alhamdulilah ñooñu jot nañu leen faciliter. mais il y a 3 semaines am na benn délégué boo xam ni si jokkul Alaaji Paati xamal na ma ni ba léegi quartier am na ñuy naan si ndox si teen. loolu muy lu garaaw te day yàq rein. loolu day yàq rein donc ñun bu ñu commencé saytu problème mu inondation yi. dañu am logiciel boo xam ni Google Earth dafa ñuy wax zone bi yépp relief bi nu mu demee. d'accord ñu gis ni soo jógee Malika. da ngay ba tollu Mbëbës da ngay toll ci fukki mètre par rapport niveau mer loolu c'est important ndax géej mooy référence. ndox géej lay bëgg a dellu. day woo moromu day bëgg fekki moromu ndoxam. kon fukki mètre ngay ñëw di dem nga ñëw ba ay Aynouma di mu wàcc nekk 9 mètres ngay ñëw di gën ñooñu déjà dañu am problème nga gën di ñëw ba unité 2 unité 3 unité 4 Alaaji Paate mu nekk 6 mètres voilà 6 mètres mu ñëwaat continuer dem unité 9 ba ci plan Jaxaay nga yegg ci 17 mètres loolu lu muy tekki mooy waaw su tawee rek ndox yi dañuy jóge de part et d'autre di ruisseler vers cuvette bi kon ñoom su dee am nañu lecture waaw waroon nañu xam ni zone boobu dafa laaj benn traitement spécial ndax mënuñu def plan Jaxaay defar ay parcelles assainies j'ai bien dit mënoon nañ ne ay parcelles rek sax pour couvrir seen bopp mais dañ ne parcelle assainie te amul assainissement mais assaini boobu du pain beurre mooy lan mburu mu am beurre. waaw n'est-ce pas voilà de la viande pimentée mooy yàpp bu am kaani. kon mburu kese la lañ jox mburu kese. kon ba pare tànqal nit ñi di menacer nit ñi bu may ñëw léegi am na ñu ma woo ni ma HLM commencé nañ leen menacer naan leen contrat bi ngeen am ak ñun jotul mat. HLM moo leen jaay HLM moo ñu jaay te HLM. c'est une société de l'État ndax mooy société nationale des habitations à loyer modéré. mais lan moo tax ngeen nangoo jënd foofu te amul benn assainissement yéen tam. loolu c'est très important parce que man maa ngi fàttaliku bu may soog a liggéey la sam papa ne comme yaa ngi commencé am njaboot mën nga bàyyi xel am kër ma dem renseigner wu dama amoon sama ndijaay boo xam ne entrepreneur la plan Jaxaay bi marché yu bëri moo ko gagné woon ma koy nuyu de passage El Hadj Mbaye donc bu mu ma ñëwee ni ma dama lay faciliter nga xam waa HLM am naa fa koo xam moo yor programme bi bu ma ko woowee mi ne ma programme bi presque sax feesoon na
mais c'était en quelle année? C'était en 2000. Juste 20 ans. En 2000 kon ñoom dañ doon laaj ku am 500000 ñu dugal la ci programme après dañuy def tirage après nga compléter 1 million mais dañ koy étaler ci 10 ans man en ce temps j'avais 600000 donc j'ai payé 600000 ñu ñëw bu ñu attribuer ma compléter y a pas mal de personnes yoo xam ni dañu matal mais xam nga tey soo déggee Parcelles Assainies mais projet boobu tamit dama ci yokk ko ci Eva ñu bari dugal nañ ci seen xaalis te jot nañu seen kër. très bien ba tey jii. très bien HLM mi ngi tëdd ci seen xaalis. effectivement loolu moom xibaar boobu moom lu wér la. man kay maa la mën a wax lu leer sama jabar bari dugal nañ seen xaalis mu doon ay millions yu bari te HLM joxu leen terrain ba tey jii. maa la si mën a wax lu leer loolu kay moom sama jabar bu papaam gaañoo ñu miraas. HLM de buñ ko waxee lu structuré la du jaayu yaa ma neex. non voilà yow sooy jënd quand même. non doo xam koy waxal. voilà c'est ça sama jabar seen famille. jënd nañu fa 15 parcelles. ñu versé cash 21 millions. si seen papa bu mu gaañoo. ba tey xaalis ba faras. voilà lu tax ngeen di nangu ñu leen di jox foo xam ni. amul assainissement ba tax mu leen indil situation. non xam nga nee naa la ba may soog a nekk ab étudiant su doon jamono jii la. doo ko nangu dina wute ndax ab gone 2000. ak léegi ñu ngi nuyu bu baax doyen Abdoulaye Makhtar Diop sunu xarit ami de Wareef ñu ngi seetaan vidéo boo xam ne mi ngi ci wax ne effectivement ñenn ñi dañuy dem dëkki jamono bi mu nekkee directeur DG wu SONES defe naa am na ñoo xam ne dañuy dem dëkki foo xam ne. dëkkaabulul ni ñu koy waxee mais xamal loolu lu ko waaw avec tout le respect que je dois sunu papa boobu xamal loo ci wax de mais avec tout état yi fi jaar yëpp dañoo lajj ci wàllu inondation état ñu ko commencé ci Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall bi dañoo lajj xam nga c'est ça la réalité moom bi muy wax boobu tamit moo waroon na waxaale tamit ñoom seen bos ñoom zone de captage c'est gouvernement Abdoulaye Wade la PS am na yu ñu fi bàyyi. Macky Sall it am na yu ñu fi bàyyi ñoom ñëpp ku ci nekk am na responsable nga ci état yi fi jaar yëpp. xam nga bu ñu wax bii bàyyi ba xam nga coow li mooy état du taxaw day continuer xam nga tey mais su fekkee ne état du taxaw day continuer itam équipe bu ci nekk te état bu dikk bu nekk danga naan li ma def moo gën li fi keneen ki defoon la keneen ka defoon nga jël ko di ca sànni xeer te yow bi nga dikkee daanaka li ngay def tamit ñun duñ ko gis. xam nga tey ku mel ni Omar Gueye dama koy citer parce que suivre naa benn émission sur Sud FM lu mu wax mooy waaye nit ñi dañu dëkk ci zone non édificante bi waa ji ni ko non là je suis pas du tout d'accord. dañ leen ko jaay kër yi yéen a leen ko jaay. ndax comme kaawu SNHLM. mais oh ça c'est au temps de c'était avant Macky Sall mais état continuité la. dëkk day ranjax keneen ñëw ñu ne on change de direction non ça veut dire amuñu programme kon loolu lay teg man damay wax dëgg gi fu mu ne. man je suis un délégué de quartier. je soutiens fermement le président de la République. macha allah. mais nag su ma gisee lu jaaduwul dama koy wax. ndax suñu population dañu wóolu jiital ñu war wax ak suñu autorité. gis lu jaaduwul wax ko te yàlla tax day neexal ànd. effectivement très bien day neexal ànd. tey jii suñu nee. zone yi fu nu dëkk. est-ce que du ñoo fa yóbbu suñu bopp ñun xamuñu woon dara man yaakaaroon naa ni mi ngi mel ni nga bëgg garab nga ni naa dem pharmacie. jëndi garab. yaakaar nga ni foofu nga mën a am pharmacien bi moo doo dem si boutique bi wala ku yenu ay potam naan damay jaay garab moo tax ñu tere garab bu mbedd yi très bien ñun nag looloo ñu rey ñun dañu dem pharmacie dañu dem pharmacie ndekete poson lañ ñu jox tey jii suñu toogee naan moom yi am ngeen invité tey voilà naan zone yi wéy kii mais xoolal ma wax la benn affaire nga ne Omar Gueye nu mu ko doon defee nee na wéy ñoo dëkk si zone non édificante bi deful kanam gi nii non mais ya benn ko bien sûr la def kanam gi bu gën a ñàng sax bu gën a ñàng way waaw bu gën a ñàng mais léegi xanaa Omar Gueye xanaa kalam la moom sa mbay la sax sama kalu jabar la sa kalu jabar la léegi da ngay xool 2005 boobu ma doon wax waaw dafa am état lu mu fa liggéey loo xam ne tey topp na ko waaw ndax soo xoolee waa 2005 waa ñu inondé woon 2005 si leen yóbbu jaxay waaw
ak zone de recasement. waaw mais zone de recasement ñoom ñoo demal tudd yóbbu foofu seen bopp zone de recasement. le plan Jaxaay du woon décret. décret ku koy def. ca kaw lay jóge mais di donc. mais ca kaw lay jóge tey ji waa plan Jaxaay googu ñu jëlee foofu yóbbu leen plan Jaxaay est-ce que su démb doonoon tey du dara sa fee. déedéet du ñu ñëwaat. mais parce que y a trop de problèmes. mais plus que des problèmes. plan Jaxaay. xoolal plan Jaxaay. man sama caméra yi waroon nañoo topp ñamu àndal. voilà ñamu àndal la gën a neex ñëpp. nga ne Samsam naka tey waree parce que moom dafa suivre projet. léegi Kër Massar Malika. waaw SNHLM moo ko joxe. c'est ñoo njëkk a inondé 2098 l'unité 18 ñu toxal ko ñooñu tey lu dalee unité 9 unité 10 unité 11 unité 12 unité 13 unité 14 unité 15 unité 16 unité 17 ñu ngi dund lu doy waar. kër yaa ndox yaa ngi si biir néeg ci yan jafe-jafe la ci yan jafe-jafe la fa ndox ma def actuellement mbaa daanee la gu fa ay kër ak famille ya fa nekk nan la ñuy dundee jamono ji ñu toll. très bien léegi. mangook li ngeen. bala may tontu foofu non édificande bi daf ma metti te il faut ma wan leen ni lu ñu wax taxawul du dëgg. ndax Kër Massar Rufisque wax naa la Malick mais léegi Kër Massar Rufisque unité 2 day taa unité 3 épicentre unité 4 dafa taa. unité 5 sonn unité 6. léegi doyen amul 7 ak 8 amul. monsieur Mbaye unité 9. monsieur Mbaye ma laaj la comme télé la. waay est-ce que yow ci fii dafa taa gis nga itam feneen foo xam ni taawul te nit ñee ngi fa toog ci jàmm. ndax am na foofu may rafetlu. fu daan taa daaw maa ngi ñëw may ko mu waxal boppam ADM démb ma koy nuyu de passage. parce que wax dëgg yàlla. ci yar geeg dal yaru na dal na tey na loolu moom dama ko koy témoin. macha allah yaru na dal na tey na te amul dara loo ko mën a wax. ba mu jàpp ko si xolam wan la ko. kilifa loolu moom dama koy wax. mooy jikko kilifa. wallaay loolu moom maa ngi ko koy encouragé jikko ju rafet la. dëgg la. mais. man ba may def discours. waaw président de la république. dama argumenté. parce que def naa technique d'expression. kilifa sooy wax ak moom doo ko ni dama bëgg nga def lii mooy suñu kilifa. moo ñu war a wax def leen ñu def. mais ñun waruñu ko wax def lii. sopp naa li nga wax noonu torop da ngay chercher. des points clés. nga toqal ko. mu dégg bàyyi ko mu analyser. mooy kaawu démographie bi. macha allah Kër Massar dafa yaatu. plus dense que la région de Dakar. plus vaste que le département de Guédiawaye. loolu mooy da nga ko bëgg a junj pour que ñu def Kër Massar département. ñu def ko département ma jël ki ci ligne bi. allez-y jërëjëf Mbaye salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. mbokk mi bisimilah nu ngi leen di déglu. waaw kii Abdoulaye Bala président mouvement ànd defar Parcelles Assainies Kër Massar et environnement. Seydi Bapoulo bisimilah. di rafetlu vraiment débat bi parce que kii ngeen invité ñu koy wax Daouda Mbaye. waaw. mooy le premier délégué de quartier bu Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque 1. d'accord. nekk unité 3. d'accord. di ku sonn aussi ci parcelle ñun SNHLM bi mu ñu ko jaayee. li may wax ne état la mais SNHLM daf ñu arnaqué. amuñu woon courant problème yu bari daal ñu ànd ci di ci liggéey ak ñoom ñooñu. d'accord tey fi mu dëkk aussi nekk ay problème mu kese. unité 15 boobu muy wax man ci laa dëkk. unité 15 ministre Omar Gueye fan yi ñëw na fi li mu promettoon yëpp dara la ci deful. d'accord. tey ñun dañu am problème mu déversoir te liy jóge ca jaxaay ca kaw tali yoo xam ni amul foo xam ni bu ndox mi di dem. amul fu mu dugg ruissellement lay def di wàcc di dem. ba fond unité 3 boobu ñuy wax ay unité 24 tous les unités alaaji paate fépp loolu mooy problème bi. d'accord. donc y a des problèmes yoo xam ni daal vraiment seen plan Orsec yi aussi ñun dañu gisul benn yoon njëriñam parce que loo xam ni chaque année ay plan fendi ay plan lu kenn xamul. vraiment nañu wax ak askan wi. dañoo am déception ci président parce que président. mënul ñëw lu toll ni président de la république doo sanctionner directeur doo sanctionner ministre. da jël ay projet di ko jox ñoo xam ni dañu ne ci yow la ñu bokk. vraiment ñun déception la ñu am te man bu ma ko waxul du ma gor parce que li tax ma di ko wax dañoo sonn yàgg di déglu ay ministre ñuy ñëw di ñu dégg di dem di toog ak HLM du tali bu baax du lamp Parcelles Assainies Kër Massar Jaxaay
li fi baax dara amatuloo yoon boo jaar tali yi. am ay paxi kese vraiment déception daal am nañ ko quoi Daouda nag ñu ngi koy gërëm parce que gis nañu xeex bu ñu fi xeex rek fii ci Parcelles Assainies bi ñu fi dëkkee ba léegi ànd nañ ci ak moom déception nag am nañ ko ci ñi ñuy gouverner. waaw. c'est clair. très bien déception am nañ ko ci li ñuy gouverner. léeg-léeg sax ma dégg ñu ne du ñu sanctionner ñenn ñi sanction day am xam nga nee nañu le linge sale se lave en famille ñun ñoo ci dul jot rek. mais loolu nag. waaw ak déglu ma nag. bagage yi réew mi du affaire famille de. suñ la dénkee ndombal tànk président dénk la ko jox lay milliards. boo defee dañu war a ne la liggéeyal lii dañu war a dóor ci table bis nga ban lay fal dañ laa fal publiquement su lay sanctionné dañ la war a sanctionné publiquement. c'est ça du affaire ay lay sale de yeeg yaa ngi mi meeg yooyu di dugg ci néeg ba def li ngeen di def de. lii bien public la. dañuy sanctionné ba ñëpp yëg ni sanctionné na kii def pour ba beneen yoon su ne pour su kii ko ñëwaat falee Babacar pour kii su ko Babacar remplacé su defee loolu nga xam ni lii moo koy xaar léegi li ma la bëgg a laaj mooy daaw Kër Massar dafa inondé woon ba dëkk bi yëngu may laaj est-ce que daaw cité Camille Bass sax moom itam fu mu ne waaw moom unité 3 ñoo Ajaratu Mari Ndoye Diokh nee na bu leen fàtte ndax ñoom itam dañu inondé waaw ma bindoon waroon waaw non yow da ngeen ma coupé mais su ma la waxoon ñu inondé da ngeen di fay seen télé bi suñu leen waxoon ñu inondé balaa rajo bi da ngeen koy fay tey ngeen dem non gisoo tey dama toog rek di seet am parce que Kër Massar jàpp ma woon ne lii lépp am na fa Kër Massar xam nga daaw dafa inondé woon ba fees président dem fa am fa ànd fa ak directeur ONAS bi def fay discours et tout ren ji est-ce que am na fu indandoo woon daaw foo xam ne defar nañ ko ou bien fa indandoo daawoon daaw lépp dafa inondé waat xam nga est-ce que am na ay avancement wala fa Kër Massar tolloon heure bi daaw fa la tollaat xam nga tey am na ku ne ci ligne bi mbay yow la ñuy bàyyi sax nga jël ko jëlal ñu ko tey mami dama ko bàyyi wuyul ki ci ligne waaw non man maa bëgg a seetaan tey bismillah ay kan la allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. man la Ibra Diallo délégué de quartier Kër Bakar. ok bismillah délégué de quartier. oui deuxième délégué rek. waaw. Kër Bakar Ibra Diallo. waaw waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare. ñu ngi lay fay. di ñaan yàlla émission bi yàlla na ci yàlla def jàmm ak salaam. amiin yaa rabbi. di jaajëfal Daouda Mbaye bi nekk loolu ak jàmbaarteem. d'accord. di wax rek ne di déggal coono bi nga xam ne moom la ñu nekkee dama yaakaar ne Sénégal. waaw. inondation ñun waroon nañ ko mën a fàtte ci atum ren jii. parce que li fi jaar ci xaalis ak li fi jaar ci liggéey waroon na mën a yëngal lii ba gaal yi dootul ñëw. man defoon naa ne lu war a mën am lu war a mën a nekk la mais yaakaar naa ne fu mu doon nii gaal yaa ngi préparé parce que naan bi jeexagul. d'accord. kon ñu wax ne daal di yëgal Omar Gueye ndox mi nga xam ne sàng ko comme nee na ndox mi ñoom Daouda Mbaye fa lañ jógee fi ñuy jënd ak Suède la mais ndox mi sàngal kam la jóge ñëw fii. ñëw. non doone ma kër Omar Gueye la jóge de. d'accord. waaw ndox mi sàngal kam la jógee jógewoon fii de jóge sàngal kam jaar daaru suba ñoom jaxaay wàcc fii ci unité 3. kon da nga bëgg wax Omar Gueye leen yónnee ndox mi. pour wax la li ma la wax nii. Daouda Mbaye bi toog xam na li ma ko wax mooy lan. parce que ñun fii la ñu fekk en 1927 ñoo ngi fii. kon li ma xam ci def bi lu bëree bëri la. waaye dama yaakaar ne techniciens yi dañoo juum. ndax fa ñu waroon jaar pour génn ndox jaar ñu pour génn ndox waaye fa ñu waroon jaar pour liggéey jaar ñu pour liggéey. ñi nga xam ne ñoo fi nekk tamit di waxtaan di essayer maanaam booy dem ci dëkku jàmbur di fa liggéey da ngay woo borom dëkk yi nga waxtaan ak ñoom. maanaam woo délégué de quartier yi woo ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci quartier yi waxtaan ak ñoom pour mën a xam fan nga mën a jaar pour liggéey. mais nit du tasafu nit du jaar ci yoon boobu boo jaaree kër buntu kër la ci am mais boo liggéey da ngay jaar ci buntu kër yi nga def fii laay jaar ci mooy buntu kër mais boobu boo gee biir doo liggéey di tax seen ndox mi jàll si ñoom la parce que laaju ñi ñu war. am na solo. très bien. ok Mbaye loo ci waaw maa ngi gërëm président Abdoulaye Ba mouvement ànd defar. mu taxaw bu rafet ci inondation yi ci Parcelles Assainies yi. kooku doon wax aussi Ifra Diallo quartier am dafa bokk ci zone yu gën a metti te moom état sax xooluñu ko sax faf ginnaaw loolu. laaj bi monsieur l'inspecteur. waaw gis naa ni dëkk bi sanction amu fi ndax tey ku mel ni le ministre Omar Gueye bala ñu naan sax dañ koy sanctionner moo waroon njëkk démissionner. déet waay. waay parce que
su taxawee ci média yi ñëpp gis nañ ni projet bi depuis ñu déclenché ko ba début hivernage il a fait savoir que pare nañu à 98%. mais 98% mais kooku mooy loolu pare na. daanaka jeex na. alors que xaajul pare. dinaa la wax pourquoi. xam nga démb nee naa ko kontaanuñu si ku ñu jox projet bi muy compagnie sénégalaise de travaux publics mais fu mu ko bëgg yóbbu ñun waxeewuñu ko foofu ndax war nañu am confiance si sénégalais yi société sénégalaise le problème n'est pas là-bas. ñun ñoo gën a fonk sénégalais ñu jox ko liggéey bi. mais dafa am façon liggéey yoo xam ne suñu waxantee dëggantaan mais li tax suñu sëriñ yi wala suñu autorités yi ku si feebar jël avion ba dem France wala Belgique wala Maroc pour faju lan moo ko waral pourtant suñu médecins yi sont des professeurs ay ba dof mën seen métier mais pourquoi ñuy dem est-ce que bañ seen réew moo tax. xëy na plateau yee moo. très bien technologie bi c'est la même chose ici gis nga inondation un chirurgien spécialisé moo ko waroon mën a traiter avec des équipements su ma nee la chirurgien mooy société bu am expérience parce que tey société bii ñu ko jox man alerté naa au mois de décembre ni dalul sama xel parce que relief bi nu mu fonction nu mu formé woo mooy société bi DG di tagg waaw relief bi nu mu formé woo ak nappe bi nu mu jegee c'était un travail de titan def na lu ma mën nag waxuma ni liggéeyul la société a très bien bossé. D'accord. Même d'après information yu nu am sax recruté na d'excellents ingénieurs. D'accord. mais nag problème bi mooy. waaw da di liggéey ci ndox kooku soo xoolee dëggantaan chinois yi ñoo ci ay xam nga lu ma naqari. suñ ko joxee lu ma naqari déglu ma dinaa la wax lu ma naqari. le président de la république. inondation bi bu mu amee dans la banlieue mu am épicentre bi muy ay unité 3 Camille Basse unité 2 unité 4 unité 5 unité 6 Serigne Mansour Sy Mame Dabakh Malick Kër Madiabel mais mën naa la citer quartier unité 9 unité 15 unité 14 unité 27 unité 26 ENDA et cetera mais ñooñu ñëpp seen ndox day dajaloo unité 3. léegi su dajaloo unité 3 dafa waroon jaar ci benn conduite boo xam ni l'ancien ministre bu yoroon restructuration j'ai oublié son nom. moo ko réalisé woon. mais kooku léegi ministère am sax amatul. vous voyez boobu moo ñu sauvé. Khadim Diop Khadim Gueye. vraiment moo réalisé ouvrage boobu moo sauvé. Kër Massar de 2013 à 2019. 2019 le boucher ministère am amatul sax foofu la faute bi njëkk a commencé. mais dëkk boo xam ne inondation mooy suñu mais fii ku gis nu ñuy tabaxee nga xam ne dafa laaj a restructurer nga dindi ministère mooy amoo ambition pour def restructuration. mais la ma doon laaj. dama ne la. heure bii daaw. dinaa tontu waa Kër Massar ñi ngi woon ci ndox mi. waaw. président dem fa. ñu jël fa ay discours wax fa ni dinañ def nangam ak nangam. waaw lu changé. am na lu ca changé ou bien na mu meloon ba léegi. dafa aggravé wu. dafa kon aggravé defuñu fa dara. du ma ni defuñu fa dara. résultat la ñu amul. xam nga def yow mun nga def sax caaxaan man sañu ma waat ni defo du dëgg mani la nettoyal salle bi yépp dès que nga laal télé bi rek mënu ma ni defoo dara mais atteindre luñ la sant objectif yi li tax mani la. xam nga pour répondre à votre question dafa am lu ma doon développer ci discours bu ma tenir au président de la République. projet bii muy wax man maa njëkk a tagg projet 1. dans mon discours je voulais que le président boole projet 2 bu des ak projet 3 parce que ñun suñu cas dafa dramatique woon te phase 3 la ñu programmé woon. léegi mënuñu demander ñu jël phase 3 jiital ko ci 2 mënul ne. bu leen fusionné voilà ñu fusionné woon mooy gën. dañ leen mujj na accordé fusion bi. mais fusion bi dafa juraat loraange pour waa Parcelles Assainies yu Malika. ndax parce que ñun ci plan d'urgence bi ñun ñooy prioritaire ñun lañ def prioritaire alors que ñoom ñu ngi ci jafe-jafe yu metti donc programme d'urgence bi. tenirul en compte ci ñoom. donc programme d'urgence bi dama la wax
canalisation bi ni ñaari société lañ ko jox. le directeur l'a dit hier. Il y a Enen Chine qui s'occupe de Aïnou Madi ba dem versant de Mbao. Il y a la compagnie sénégalaise de travaux publics nga xam ne Mbaye Guèye moo ko yor moo jël unité 3 Camille Basse dem si géej gi dajeeg dem si bassin yi mais suñu respecté woon président de la République dafa ñëw def discours situation bi mu teg si ay gëtam mu naqari ko lool ba tax mi maa ngi masawu waa Kër Massar si lu fa xew tegal loxo ci masawu waa Kër Massar dinañ ci dellu si léegi buñ la joxe kàddu ma jël allo allo oui maa ngi lay dégg. waaw ñun itam ñu ngi lay dégg bu baax. waaw dama bëggoon dugg ci émission bi. ñu ngi lay déglu macha allah. allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. Adja Eva Tra maa ngi lay nuyu di la ziare. maa ngi la koy delloo bu baax a baax a baax. di nuyu sa góor Ndoye Bane di nuyu suñu jigéen mami. dëgg la dëgg la. di leen ziare di leen jërëjëfal. alhamdulilah. di nuyu suñu collègue bi toog foofu El Hadj Daouda Mbaye. di ko masawu coono. ndeysaan. affaire inondation nag lu mu leen ci wax fayee leen ko bor. ndax da koo dund waaye ñu itam am luñ ci jot a dund. ndax inondation. waaw. buñ la nee mën nañ la wax kër ga mu bawoo en 2003 ci benn kër ci unité 16 quartier Gora Ndaw. waaw. ba tey jii yàlla def na fekke nañ ko. mooy Malika. Parcelles Assainies 2004 2005 ba tey jii fekke nañu inondation. d'accord. may wax nag ni 2021 inondation 2021. moo gën a métti 2020 bi président ñëwoon. unité 3. ma leen di préciser aussi nii. waaw. Kër Massar dafa am ñaari Parcelles Assainies. dafa am bu tudd Parcelles Assainies Malika Kër Massar. Mbay wax na ko léegi am bu tudd Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque 1. d'accord. te bu ci nekk unité yi ñoo bokki tur daanaka. waaw. bu ci nekk am Kër Massar muy indi des fois confusion ci boppu nit ñi. d'accord. loolu itam baax na ñu préciser ko. ba bu ñu nee inondation unité 3 nit ñi sax mën nañu ñëw ci unité 3 bi nekk côté Malika bi. defe ni foofa la te du foofu. bu ñoom Alaaji Daawda la. d'accord. may wax rek ni problème mu li ñu gën a métti nag ci problème inondation yi. ndax du inondation yi sax kese ndax yàgg nañ ko dund ñu. mais ay kilifa ku mel ni Cheikh Issa Sall directeur général ADEM mën na taxaw ci RTS wax yu rëy yëpp ko wax. ku mel ni ministre Omar Gueye. toog ci télé wax la mu wax ba biig mu ni ay Daaru Salaam amatul dox ak yooyu lim ay quartier ñun loolu moo ñu tiital ci suñu réew. d'accord. te président de la république gis nañu ni ko Issa Sall waxee mu ni da leen wax nañ ko wax rek réalité bi ndax ñu mën ci am solution. te muy dëgg. te ñooñu waxuñu ko réalité bi. réalité bi état bi bu ko bëggee am day ñëw ci délégué de quartier yi. dëgg la. parce que ñoom ñooy administrateur de proximité yi. yi nekk ci quartier yi di dund au jour le jour affaire yi. depuis 2004 nag la. en temps réel. waaw donc même projet bi ñuy wax ñun jàpp nañ ni parewul. te ñoom loolu la ñuy dàqoo. am na fu mu jaar ñooñu am nañu dal. ma jox leen benn exemple bu ndaw rek mooy Parcelles Assainies Malika Kër Massar yi sur 16 quartiers 11 yëpp a ngi ci ndox. sur 16 5 quartiers ñoo ci mucc. muy 1 2 loolu bare na loolu bare na. mais li ko commencé 6 ba 18. voilà. ñëpp ñu ngi ci ndox. bare na. 1 ba 18 ñu ngi ci ndox. c'est vrai. te unité 18 boobu histoire la parce que ci inondation 2004 2009 yu métti yi la ñu simpi woon ci nit foofu ci xeex bu méttee ak HLM indi terrain bu ñu amoon foofu indi leen foofu doxal leen foofu kon inondation yàgg na ay solution yi dañ doon am mais projet 1 bi bu pare woon ren côté Malika bi du am ndox parce que jërëjëf macha allah ñu ngi vraiment masawu ñi nga xam ne à l'heure actuelle ñoo nekk
ci mbënn mi mbir mu doy waar la. ñun ñu ngi toog nii rek waaye daal am na ñoo xam ne li ñu naan ils sont dans le désarroi. damay dem régie. Cheikh Issa wax na ko démb. maa ngi dellu si ci moom. ki nekk ci téléphone bi. waaw wax na ko sànq. waaw nee na leen président nee na ngeen wax ko dëgg. dëgg la. xam nga wax dëgg la ñi muy yabal. waaw wala ña ko nekkal foofu. waaw ñi nekkal président te nañ bàyyi su leen président yónnee. waaw ñiy dem ci seen militants yi. lii du affaire politique. tey nañu dem ci chef de quartier. benn soppe Ndoye Bane wiiwu Ndoye Bane rek la lay wax. non ki soppe Eva naan ko toj nga télé bi. non xam nga dëgg moom. dëgg la dëgg lay doon. waaw Eva Tra da nga maa yónni Pire. waaw man bul da ngaa yónni sa bu waa ji Pire. très bien pour ma xam problème waa Pire. waaw bul ma laaj man. bul ma laaj maire ba demal ca chef de quartier ya. quartier yi ca boppam. nga laaj leen lan mooy seen problème chef de quartier bi. très bien Mbaye boo àggalee li nga doon wax rek ndax nga autorisé ma dem régie am na foo toll woon balaa moom muy woote. voilà xam nga tey. dëj bi ñun ñoo ko mën a jooyal suñu bopp. waaw ñoom ñëw toog fii naan gars yi alhamdulilah ndox mi duggul dara du ci dëgg. yow da nga ma posé question bu am solo. laaj nga ma ndax bu président bi ñëwee. maanaam bu ñu lancé projet bi par rapport daaw ban moo tane. ma ni la dafi raw. gis nga délégué Moussa Sène unité 6 confirmé na ko te développé gu ma li tax daf fi gën a raw mooy d'accord naa ne projet 1 am na ñu mu soulagé mais du ñëpp gis nga délégué bii di Yoro Ñaan quartier si ñu bokkoon si projet bi la. mais teniruñu si en compte te plan bi da ci nekkoon bàyyi nañu. ñaari bassin benn bassin bi moo nekk dex gu mag beneen bassin bi mooy xërëb kër mooy quartier mais bassin yu am volume 96 000 mètres cubes ak 114 300 mètres cubes ñaari bassin yi ñu bàyyi ko réaliser wu yëpp pour quelle raison pour gagner quelque chose. ñoo xam non déclaré nañ depuis le 31 mai 2020 ni projet 1 pare na ñu dugg léegi si projet 2 ak 3. kon loolu moom féete na boor donc da ngay xool capacité bassin yi da ngay noter bu baax. j'ai bien dit un bassin deux bassins benn bi 96 000 mètres cubes beneen bi 114 000 mètres cubes tey kilifa gi di Omar Gueye mais da ngay dégg muy tiitaru ni projet bi programme d'urgence bi mi ngi defar 5 à 7 bassins de 35 000 mètres cubes di ko insister mais 35 mètres cubes du dara. du dara ci quantité eau buy jógee Kër Massar parce que rien que épicentre bi y avait de l'eau étalée sur 62 hectares 62 hectares juróom-benn fukk ak ñaari hectares la ndox mi lalu yor ay niveau yoo xam ni mi ngi ci 0,5 mètre ba 1 mètre 50 mètre ak genn wàll kon tey loolu soo calculer di nga gis ni 65 bassins doyul pour téye ndox moomu ñuy wax moom mi ngi defar na ñeenti bassin yu 35 000 mètres vous comprenez dama temps bi dafa xatoon ndekkoon dama lay defar rapport wan la ñun suñu ndox ñaata bassin ñoo ko waroon a mën a téye mais seen bassin yi tuuti na ndox mi bu mu ñëwee dafa fàq dalewuñu ko suuf si affaissé wu tey indi woon nañu ay images yoo xam dommage que mënoo ko visualiser mais da ngay gis ni tranchée yu nu def pour yóbbu ndox mi mais su ndox mi di dem day def érosion. ma rassuré la ne yee crainte image yooyu dañ ko teg. parce que ñu ngi ci waxtaani inondation te du waxtaan bi nga waxtaan fii rek dem mooy tax duñ ko teg dañ ko teg parce que loolu la réew mi soxla. merci coono bi nag. waaw moom mënu ma ko bañ a wax. dëgg la ndax tey. waaw kon da nga ciy tontuwaale sama question parce que man li ma bëgg a xam mooy actuellement. waaw ñi fay dund ci yan situation la ñu nekk famille ci lan la ñu nekk. très bien ak lan la leen teg. ok donc tey suñu xoolee yan difficulté la projet bi jur. man am na ñoo xam ne ñu ngi inondé bu métti te dara indiw ko lu seen travaux yi donc travaux yi fatul suñu coono ba pare indil coono Camille Basse pénitence UCAD 1 2 3 Daaru Salaam ak mën naa la fi citer quartier yu bëri te ñooñu canal ba ndox yuy jógee unité 3 mooy ñëw dal seen kaw te canal bi parewul ministre bi moo ne pare na à 98%. ba pare mu reconnaître ni dese na 300 mètres xam nga fan laa waxee ni liggéey bi mbirum cuune la il faut que ñu wax ko parce que un ingénieur suñ la joxee projet da nga war a def étude bi soo xisee ba commencé résultat la ñu laaj un pilote luñ ko laaj décolleel nga tenir sa cap
atterrir ak si jàmm mais su dee da ngay décoller ni mbapp rey doomu aadama yi mënuñu la tuddee un bon pilote donc ñii dañu craché président da leen jox avion bi ni leen je vous en prie ñii nekk si coono ji yóbbu leen si jàmm ren bu ñu gis ndox ñu gën ñu rey ndax canal bi 300 mètres yooyu mu naan 300 mètres xeeb ko mais 300 mètres yi ak bëri si ndox ndax ndox millimètre près rek fuite la day jàll nga am 300 mètres vous vous rendez compte 3000 millimètres 300 000 millimètres nga xeeb ko. très bien léegi lu ko indi. c'est important mooy canal bi dañ ko doon jaarale si benn itinéraire ñu ñëw ba benn moment dajeeg benn kër xoolal ma yëfu cuuna yooyu. quand même war nga xam ni fii kër daf fi ne. léegi ñu ni suñuy gas kër gi di daan. c'est dommage indiloon naa la image bi da ngay gis canal fu mu yem ñu jël ay tuyaux. jàllale lem ko muy kii. mais jarul woon ñu jéem a lijjanti borom kër googu dédommagé ko. loolu mooy yoon mooy lu ma la wax loolu dañ ko waroon def projet bu ñu commencé. depuis février war nañu mën a xam ni fii muy jaar lii obstacle la. fay jox na leen xaalis 15 milliards c'est de l'argent ñaata kër nga ci mën a am. c'est pas de doo ñëw dédommagé nga sauver ñëpp xam nga lu ma naqari nee naa la ñëpp mënoon nañu inondé sauf fu président de la république taxawoon nga xam ni symbole national la. dafa ñëw pour massawu Kër Massar 600 000 habitants 140 quartiers mu ñëw taxaw ni lii bu soobee yàlla dinaa def lépp ba déwén doo leen daj débloqué 15 milliards sur place Banque mondiale fekk si ko si joxe 83 milliards 15 milliards yooyu on reconnaît que ñun waxuñu ni lekk nañu ko de mais am na fu suñu xel ñaawe mooy jox nañu Enen Chine 6 millions et quelques publié ko jox compagnie 6 milliards baal ma 6 milliards ñu jox comme c'est kii compagnie sénégalaise 3 milliards 600 loolu soo ko boolee 10 milliards la léegi comme projet bi fukki weer la war a def démb bu may wax looloo ma naqari lu war a def fukki weer xam nga ni mënul yóbbu ndox mais solution palliative bi mooy il faut ay pompe quartier yi amul fenn fu ñu nangu woon dégg ay pompe parce que ñoom pour ñoom comme président ñëwul ndox mi dafa war a mën a ma ni déet mënul gaawee noonu dañuy togg ceeb dafa am temps bu muy laaj ngir yàlla processus bi timing la mënu fi pare gars yi ñu ngi jéem lu ñu mën yàlla mën na def ñu pare mais nañu calculer ni mu bañ a pare mooy yoon kon ñoom ñu ngi seen timing suñu parewul kenn du leen wax dara mais ñu leen jox projet bi ñooy cuune parce que ñoo waroon prévoir ay pompe ndax 5 millions yooyu ay pompe ak tuyau ngi ci unité 3 mi nga waroon am ñeenti pompe 800. ñaata pompe gisuñu pompe. amuñu pompe amuñu tuyau mais da ngeen a gisul. gisuñu pompe amuñu tuyau loolu il faut que président de la république. unité 3 dafa unité 3 xam nga. ñoom lu ñu bëgg a tuddee ni unité 3 ñu ngi koy pomper. lu ma gën a naqari ñun pompe yu fa ne ñun ñoo ko jëndal suñu bopp 150 mètres cube heure 800 mètres cube heure. la ñu prévoir woon si projet sapeur nga fay nekk. sapeur yi sax waruñu woon tànk ndox yi si biir quartier bi. dañ ko projet bi da ko jox société bu ñuy wax SAED société boobu moo war a teg pompe yi teg coffret ba ñëw nañu gas sama quartier fu ñu war a dugal des pompes submersibles ay pompes yu nuuru si biir ndox mi la nga xam ni day liggéey du tàng ndax dafa beñew si ndox mi léegi coffret boobu bu ñu ko tegee ba gas faras gisatuñu leen te nit mën na si tëmb dee boobu ba léegi maa ngi alerté fi mu ne nii sama waa koñ depuis démb ñu ngi taxaw ni ma dafa am xet gu forte boo xam ni mënul nekk xetu taw et même un gendarme me l'a signalé nee na xelam ñaaw na mu nekk lu dee moo xam animal la mala wala nit la on ne sait pas mi ngi leen jaaxal yónnee naa image du moins ay audio suñu autorité bi sous-préfet gis naa ne jotagu ko liir nee naa leen nañ ko woo wax ko mais pour mën a xam lu fa ne. moom kay yaa ngi jàkkaarloog sa caméra wax ko. voilà wax ko mu dégg la. donc dama koy signaler ni. unité 3 am na kamb gu fa entreprise bu waroon def pompe def. am na yeneen quartier yu ñu jot a gas. ndox mi suul na ko. xale yi tey wan naa la vidéo nga gis xale yi ni ñu nekkee si ndox yi di naan géej la. mais ku tëmb si biir dina musiba dina am. am na lu fay xeeñ. am ba pare. unité 3 si wetu terrain bi am na xet gu bon buy xeeñ même ñu ma jox renseignement un ancien gendarme j'ai bien dit gendarme donc renseignement seen rôle la xet gi foor na foor boo xam ni nelawuñu mi ngi dugg seen néeg cuuraay nañu nemmali def lépp mais xet gi bañ a dem
très bien ragal nañ ni dafa am lu fa dee. léegi benn question li ngay wax ni ñun ci pandémie la ñu nekk ci mbas la ñu nekk ñu ngi wax ne nanu moytu nangam nanu gën a setal nañu cocktail bi foofu noonu naka la demee. pour répondre sa question bi dama si njambaasaale question wu kii. ndax tey bu mami coono ji fitna bi. waaw ak dundee fitna si biir corona nga xam ne corona fitna la. dëgg la corona fitna la. kay yóbbu na xelu ñëpp. wallaahi population yi toog mënatuñu liggéey. yal nañ ci yàlla musal. gars yi nekk si jafe-jafe. si biir pandémie bi daaw. ñu am inondation ñu am ñaari façon coono yu metti sax nit ñi ñu bëri ñàkk nañ seen liggéey mais may ma si coono yi man gis naa yónnee naa la vidéo bi un malade ndax ñëpp la seen xel daloon ñu war a daw balaa nawet suñu gisul lu ñu xam man toujours ma naan leen na seen xel dal dara mënul fexe ba ñu inondé ku ma tegaloon kaamil ma waat ko ndax je suis ingénieur yónnee nañ ma seeni plan wane nañ ma matériel yu ñu fa war a teg mënuma gis li tax ñu war a mën a inondé ndax ndox su ñëwee nga manque mu dem doo inondé ndekete yoo exutoire ba parewul mooy 300 mètres yooyu ñu tuddee 98% de réalisation c'est caduc loolu dama naan nekkul amul résultat d'accord 0% léegi un dialysé mbokk yi ñoo ko boot pour génne ko ci ndox dialysé xoola fistule bi nga xam ni ñaanuma ko mais toq ndox bii nga xam ne bactéries yeeg levure yeeg champignon yi su ko laaloon pare na mbokk yee ko boot génne ko am na malade boo xam ni dañ ko hospitalisé woon lu yàgg dafa génn guddi ga ndox ma yéeg dugg si néegam xale yi ñoo mujj ñëw jël chaise di ko génne muy nit koo xam ni ñépp a ko respecté ñu ñëw di ko génne publiquement en plein jour ndax lan condition yooyu am na pas boo xam ni dafa AVC jabar ji war ko génne si ndox mi munul dox fu muy jaar oto munul dugg man sama oto bu mu gëjee dugg problème la tiwa yi dañuy baare mbedd yi tali bi yàqu ñuy wax am xaw ma kan moo jox ordre oto munul dugg kuñ ci yóbbu pour mu wasin naka lay def problème gis nga tey Grand Médine Sotrac nit ñi fu sori la leen di oto yi di wàcc ñuy xuus du dugg benn délégué bi xamal na ma ni benn vieille dame de 70 ans doon na dox si briques yi daanu ba dafa damm kii am AVC jabar ji moo mujj waxaaleeg charrette 300 mètres traversé 200 mètres mu fay 4000 francs c'est beaucoup vous vous rendez compte c'est beaucoup c'est costaud ak jël sa malade teg ko ci kaw charrette man daaw maa woo commande colonel bi pour mu indi ñu ay Zodiac mais femme bu ma mujjee woo dafa ni ma dafa tëdd ndox mi jékki-jékki dugg si néeg bi muur lal bi léegi dafa mujj jël ñaari doom yi ak leen si kaw frigo bi dégg nga ba baax si kaw frigo bi frigo bi mi ngi noonu si frigo bi la teg doom yi pour mën a woote wallu woo ma ñu woo colonelu sapeur pompier ñu koy gërëm muy Ange Diatta ak sapeur pompier yépp ndax ñoom ñooy sunu nit si état bi fonctionnaire yi ñoom la ñu gis ni ñoonu gën a jege ñooñu wallu ñoonu jàppale ñoo nekk si pompage te joxuñu leen matériel bu doy. pourtant démb am na kuñ ci doon dóor de. sapeur pompier. waaw am na benn ku ko doon dóor benn ci population bi. non xam nga dund gu metti yenn situation yi da ngay dem ba perdre contrôle. dañ ko comprendre noonu waa Kër Massar. maa ni la psychologue dañu waroon ñëw. traiter certaines personnes. parce que seen bopp dafa ubbi. xool yow nga am liggéey ñàkk sa liggéey. tegal mbay tegal foofu loxo. ak travailleurs sociaux yi sax laay wax ñun ci Afrique dafa bëri léeg-léeg situation yi ñuy nekk te du ñu woo psychologue yi ñu ñëw jege ñu et c'est très normal damay dee seetaan léeg-léeg nga gis koo xam ne dafa jóge ci dëy bu mag. suulandoo ay doom wala yenn yi dal ci kawam question li nga wax ni moom lay toog sama kër di ko xalaat ne kii mbaa boole nañ ko ak ña ko war a dal ko lijjanti sax parce que psychologiquement nit ki dafay atteindre allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah imam Chérif délégué Taïba 2 imam salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Seyda bisimila
waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di rafetlu seen jotaay bi di nuyu sunu collègue bu délégué El Hadj Daouda Mbaye. kay. waaw di kontaan bu baax ci ni muy feeñalee jafe-jafe Kër Massar surtout délégué yi ñu ciy dund. ñun itam ñu am ci wàll boo xam ne. xaw ma kañ lay saafara. Taïba 2 mu ngi côté Mbëbës ci kaw. d'accord. ñun dafa am benn canal boo xam ne. comme ni ko délégué bi di waxee ñëw na ba xërëb kër jege na ma. ba am canal boo xam ne dafa war a jàll dem géej te jàllul. maanaam ci quartier yi mën a bëgg a wax Daaru Salaam 2 ak Taïba 2 foofu lay versé. te daaw ministre bi Omar Gueye ñëw na fa ànd ak adjoint sous-préfet. maire ñëw na fa ànd ak chef de cabinet gouverneur sax ñëw na fa. ba tey fii may waxee ak yow njaboot jaa ngi ci biir ndox mi. te li ci gën a doy waar mooy. oto mbalit bi sax mënatul jël si mbalit nit ñi léegi ci biir ndox mi la ñuy tuur mbalit te xale yaa nga fa mag ñaa nga fa. xam nga loolu metti na lool. imam loolu doy na waar di. amuñu fi ñu tuur oto mbalit amul yoon parce que ndox mi dafa fees quartier yi dañoo fees ndox oto mbalit yi mënuñoo jël si nit ñi te xam nga nit ñi guddi lañ koy def saret yi jógee fu ne di ko def fu ne yuuxu nañ ko. ba fi may wax ak yow nit ñaa ngi ci biir ndox mi. man nag su may dégg Kër Massar bi ñuy nettali yàlla xam na ko damay bëgg a dem foofu waaye su ma xëyee su ma yeewoo gis ma xam ne fi ñuy wax ak fi ma nekk ça fait deux. ndeysaan. waaw métti na loolu nag vraiment. macha allah ñu ngi ñaanal délégué Mbaye. jërëjëf imam. waaw alhamdulilah yéen itam jërë ngeen jëf. jërëjëf ndax mënuma dem yër boo ma ko permettre monsieur Daouda Mbaye ma dem régie. allez-y li ñuy waxtaanee li ñu naan preuve à l'appui. voilà allez-y dafay baax. man daal maa ngi ñaan. waaw lii yàlla na saafaraw. ka nga xam ne day ñëw dugg ci moom ne ko teel. mu laal ko yàlla na ko gis. incha allah doonte nag. na nga ko waxee ña ca nekkoon ña ngay jéem. peut mieux faire fii lañ ko fekk. te y a urgence signalée alors soxna Mia Ndour salaamaaleykum. ñun daal ñu ngi nii ak ndox mi nii lii gëj na fi am lii sax mun naa ne mus fay am. ndax canal bi moo tax quoi. waaw moo ñu sonal. waaw canal bi travaux bi moo ñu sonal ndax fan yii yëpp ñun ñoo nekk si mbedd bi. 5 jours xaw ma 6 jours ñoo doon taxaw si tali bi noonu. mën na fi une semaine. ñun ñoo def job bi yëpp presque barke si lañu canal bi gars yi seen travaux yéex na. même travaux bu nekk boo jégee tali bi nii côté yaa yoonu caaro bi boobu mooy dem ba yoonu géej. boobu moo gën a indi problème bi. boobu moo gën a indi problème te tamit fii tamit gaan fii amul éclairage. tali bi ñun ba ñu juddoo ba léegi. mosuñu fay gis lampe. musul am lëndëm bi nii ngay gis moo tax wala accident yi du fa géej. waaw gis nga ndox mi moom nawet lañ doon ñaan yàlla suñu borom indil nañu nawet. waaye nag li ma ciy dolli mooy koñ yi moom ndox kese la. waaye nag na jeunesse bi mobilisé wu. ndax seen quartier boo leen dee xaar lu ko sotti da ngeen ci ne rek ba état fekk leen. jumaa ji nag moom ndox kese la nag moom kese. waaw ñu ñaan Marème Faye Sall yow di nga xamante ne da ngay dox ci yooyu. nga ñëw jumaa yi Tiwaawan Lamsaar. waaw ndox mi sonal na leen trop. ñu sax du ci jàkk ci julli. waaw ñu ngi ñaan loolu daal. xam nañu it boo ko dëggee moom di nga ci def sa loxo. jumaa ji lañu gën a moom lañu gën a farataal sax. nangu na ko Tiwaawan Lamsaar Bos Caaroy. waaw ñu lay ñaan nga jàpp ci bu baax a baax a baax. waaw. pompe bi daa am fu mu yem. waaw pompe bi moom daa am ko ñu mu dugg am ko ñu mu duggul fii moom pompe bi yegseegu fii parce que jumaa jaa ngi nii gis nga lii yaa ngi ko gis ay kese la ci waxin boobu ngeen baa ma ci wax kàddu seen foosi la ñuy ubbi ñu ñëw wala ngaan ñëw fii suñu néeg yaa ngi ni fees dee dañoo jël ay briques tegle si ñoo ngi yor ay xale yu ndaw maa ngi ni xale bu am 3 weer laa yor ndox mi ne dara sama kaw waaw na ngeen ñu dimbale daal heureusement dëkkandoo yi daal ñoo ci jàpp koñ baa ngi nii kenn xamul lu mu noonu foos yi lañ jàpp nga ci ko ubbi seen foos yi muy wala ngaan bu néeg boo ci ubbi mu ngi xasaw kun kenn ñemetoo ubbi sa palanteer ndax koñ bi yàq ñun daal canal bi daal moo ñu rey moom ñun nag maire moom gisuñu ko ñun déedéet gisuñu maire moom gisuñu ko ñu moom amuñu maire sax far yàlla man moom pour man am fii koñ bi tablati waawoon amul maire Ndoye Bane maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant dama laa yàgg bëgg yàgg laa xam te may sa yaay ngay sama doom maa ngi lay ñaan ci yàlla ak yonente bi na nga eggal film bi bu ci dara des ñun amuñu lu dul fu ñu juddoo ak suñu doom yi fu ñu juddoo ak suñu dëkk ji fi ñuy jëlee
première bi ci jumaa ji laay wax jumaa ji kenn julleegu ci bu heure nodd jotee dañuy nodd kenn ku ne bu ñu nodd ba nit ñi dégg seen nodd dañuy naan kenn ku ne na nga yem sa néeg nga jullee fa xam nga ne loolu kon diina nekkatu fa bu loolu weesoo an gi dafa fees dell ay ndox te taw bi tawu yàlla la kenn mënu koo bañ yàlla moo wàcc xéwalam mais nag nañ ñi jàppale ñu dimbale ñu. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñoo gisandoo wax dëgg yàlla image yi muy image yi daw yaram fii la ci Sénégal. wax dëgg yàlla mbay. waaw parce que comme ni ngeen ko déggee kii nettaliwuñu leen nee na ndox mi xet gi déjà ñun da ngay xool sax gis nu ndox mi verte mais loolu est-ce que nit ki dina mën a am xel bu normal mooy li ñuy wax nii psychologue ak naka lay nelawee fan lay sax femme bi sax ku xool xam ni nelawam doyatul waaw gis naa sëy yu yëngatu ndax koy wax démb sëy yu yëngatu parce que xam nga nit dëkk dafa laaj xol yi féex mais su dee ku nekk dafa nerveux ba pare espace bi dafa réduire ndax lan sa kër tey fees nga jël njaboot yëpp toxal leen ci kaw subitement ak Sénégal kër yi nu ñu xatee. am naa ñu ci seen njaboot di sànku voilà donc famille yi nu ñuy dajaloo ça pose encore. sànq yaa ngi wax waxum yàq liggéey bi démb bi ñu paree fii rek dafa am ku may waxal mu ne ma man dama arrêté ñi ma doon liggéeyal ma ne ko lu tax mu ne ma parce que fañ dëkk ca Kër Massar pour ñu génnee fa ñëw liggéey silma te man tamit sama liggéey laa yor moom laa yaakaar donc dama leen mujj arrêté. très bien parce que xam nga loolu metti na. pour nga déglul bu baax am na même sama quartier ñu bëri ñu ngi naan ma ñu ngi bugg dugg. mais jàllul mais la ma lay wax mooy. vous imaginez am na tali boo xam ni moo séparé unité 3 ak unité 4 HLM moo ko fa defoon tali bi yàqu na depuis ay jamono ba ñu publier marché depuis 2016 valeur 54 millions ba tey tali baa ngi nii ñaata at foo munti jooy autorité wax mais ba tey dara Sénégal lu fi xew dafa bëri. ay marché bi ñu exécuté. seen relation ak maire bi. waaw bon ñun suñu relation maire comme ñun ay délégué de quartier lañu décret boo xam ne moo tënk statut délégué de quartier dafa ne le délégué de quartier est un auxiliaire du maire. kon loolu mooy wane ni ñun dañu représenter maire ci suñuy quartier mais luy suñuy jafe-jafe mooy dañu yaakaaroon ak acte 3 de la décentralisation. ndax acte 3 bi gis naa ni mairie yi ñoo si gën a bénéficié wu. ñan mairie les mairies mooy compétence transférée lu ñuy recevoir ay fonds de dotation léegi dañ leen koy jox ah fonds équipement état da leen koy jox kii PACASEN dañ leen koy jox mais ñun Axel entreprise yi patente te délégué de quartier yi wala conseil de quartier yi amul benn 15 boo xam ni texte yi prévoir na ko pour mën a jàppale parce que développement fan lay commencer à la base kër yi d'abord ñooy njëkk a yëg ni développement am na su dee dañu naan suñu budget mi ngi toll si xaw ma ñaata milliards te nit ki su añee du reer mais mënul gëm développement mu taw kër ga yëpp taw naturel normal laa wax taw alhamdulilah taw bi alhamdulilah la ñu inondé ñu bëgg naan ay calamité di ko comparer ak Japon ak Allemagne ak Belgique mais quand même soyons sérieux nañu sant suñu borom dañu deful lu ñuy wax canalisation bala ñuy wax dara ndax tey tubaab yi bu ñu fi nekkee canal 4 ñëpp xam nañ ko canal 4 ku ko fi def yaakaar naa ne du Sénégal ko ay depuis AOF yàgg na ah ñoom xam nañ ni plateau day déplacé wu banlieue bi ay Médina lay nekki ay côté Colobane Fass ñu defar canal Front de Terre ñu defar fa canal Rufisque ñu defar fa canal mais Rufisque su amuloon canal nan lay mel ñu bëgg a jël lu mel ni agglomération bu mel ni Kër Massar 600 000 habitants sës ak Sangalkam nga xam ni c'est une communauté émergente. du mbir mu ndaw jam ñaajoo ngi ñëw et cetera donc quantité ndox yi parce que fu ñu xis ba tabax infiltration mënatul am infiltration mënatul am. dëgg la ndax li tax inondation ñu koy gën di gis jamono di dem jamono ju ne kër yi ñu ngi gën di yokk
te ku tabax sa kër ndox mi foo jaar bâtiment bi day génn ndox mi si mbedd bi. léegi loolu mooy yokku ruissellement bi te ruissellement fu ñu ko dégg rek mooy ndox day walangaan seeti fu gën a xóot. mu mën fa lalu léegi man la ma naqari mooy. nga tabax moo fi ne yow nga tabax ab kër defar meuble karale def lépp douche bi. amul fu ndox mi di jaar. foofu da nga ko karale. foofu nga bëgg di sangu bëgg di fóot. mais Sénégal nag fa gën a am solo lañ gën a sàggane ah. c'est dommage foofu nga wax sànq. c'est dommage fu am solo la ci kër gi. très bien mais Sénégal dañ koy mi ngi noonu kon ñoom lu ñu war a gën a xalaat gis nga. assainissement non gis nga Eva mënoo tey jii ni damay tabax ñëw ci benn kër ñu jaay la terrain nga ñëw uti maçon tàmbalee tabax. lijjanti woo yow ndox mi ngay sangoo ak li nga xam ne moom la ñu war a tuuri fu muy jaar dafa am lu te loolu nga war a lijjanti fu muy jaar dafa am lu HLM ay sikaab yii nii su bala ñoo jaay nit ñi terrain dañoo war a assainir gox ba pare indi fa courant indi fa ndox ut ay tuyau teg ba pare doog a jaay mais dañuy jaay nit ñi ba pare doog a lijjanti assainissement temps yi passé gis nga ñu fi doon marche ay benn entreprise ba may fàtte tur bi ñu ngi fii ci jam ñaaja bi ñoo xam ne ay moodu lañ dugal seen xaalis ba pare war a jot seen ay appartement delloowuñu leen seen xaalis joxuñu leen appartement yi pare ni leen dañoo assainissement bi ci boppam lañ fàttee defar loolu mooy la Sénégal dañuy juutal dañuy jiital saret ba mooy jiitu fas jërëjëf mu mel ni am na keneen ku ne ci ligne bi allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah waaw bisimilah waa sang yi na ngeen def waay. ñu ngi sant yàlla di la gërëm ci woote bi. maa ngi félicité ingénieur boobu toog bi ñu ngeen invité ci waxtaan wi. dëgg la dëgg la. di rafetlu xam-xamam di rafetlu ñemeeg dëggam. dégg nga li may rafetlu ak ñemeeg dëggam mooy inondation bi gouvernement bi ci boppam moo nanguwul mu jeex ndax buñ bëggoon mu jeex. ndax ñoom inondation business lañ ko def. ndax buñ ko bëggoon rek mu jeex maanaam gouvernement Chine ñoom ñi. dommage moom itam dafa doon wax xalaatam. temps bi mooy monsieur Mbaye waxtu bi les solutions. waaw dama bëgg mu ñu nga ñëw ci perspective yi ak solution yi jamono ji. dafa mel ni am na keneen solution Kër Massar. très bien. waaw solution bi perspective mook solution bi la ñuy boole. waaw soo gisee ñu wax projet dafa am lu muy tekki c'est le programme de gestion des eaux pluviales et pour le changement climatique xam nga àdduna jamono ji climat bi dafa changé. dëkk yu bëri ñu ngi am ay jafe-jafe mais ñun jafe-jafe jooju nañu sant yàlla gisaguñu Sénégal xamul tremblement de terre. Sénégal xamul volcan. Sénégal xamul cyclone. Sénégal waaw nañu sant yàlla. nga bëgg naan taw bi mooy calamité la non du calamité. maanaam taw bu sant yàlla la alhamdulilah su amul rek caf. dëgg léegi kon projet boobu mooy rééquilibrer retard bu ñu amoon si évacuer les eaux pluviales. d'accord. gis nga mbirum inondation da di domaine boo xam suñ ko traité wul ak sérieux mën na indi même guerre civile kooku dama la koy wax parce que nee naa la ça dérange psychologiquement. te li ngeen def da ngeen désamorcer une bombe ma xamal leen loolu. alhamdulilah yéen waa TFM tey jii wallaay su doon 10 heures de temps lañ fi toog du tax mu doy antenne bi day exploser ñu ma woo fii bëgg wax bari na. nga xam ne nit ñi. am na lu nekk seen biir xol te mënuñu ko exprimer wu. merci beaucoup autorités yi léeg-léeg ñu dégg ñuy wax foo xam ne ñun yegguñu fa moo tax ma rafetlu te ñëpp a rafetlu lii ngeen def lu am solo la. mais donc projet phase 1 bi ñu réaliser ko mais parewul 80% mooy taux de réalisation parce que y a des bassins yu ñu waroon def parewul am na même ñoo xam ne ñu ngi si ay jafe-jafe yoo xam ne. projet bi moo leen ko indil am na it ñoo xam ni ñu ngi si alhamdulilah te dañ daan inondé bay bëgg a dee. mais projet bi moo réglé seen problème. kon ñun ñu yaakaar ni projet bi moo ñu mën a génn si situation. mais projet rek moom projet bi laa fa xam. pour affaire assainissement bi. eau pluviale. léegi nee naa la. dañu boole am na ñoo xam ne. ña nga woon ci coono ba deñ na. très bien yéen a ngi ci coono am yaakaar ne projet moo leen ci. moo ñu ciy génne c'est important.
kon man nee naa la suñu ñu def plaidoyer devant le président de la République pour que ñu boole phase 2 ak 3 ndax ay projet la yoo xam dañuy jël temps en lenteur 2013 la ñu commencé wax phase 1 projet ñu démarré ko 2017 kañ la pare président bu mu ñëwee Kër Massar la ñuy soog a déclaré ne pare na te pareegul. y a 80%. mais léegi ñu boole phase 2 ak 3 mais étape bii ñu toll phase d'urgence la xam nga tey urgence mooy accident am na ndax les sinistrés dañu am accident sapeurs yi ñëw xool cas yu gën a graaw ñu jël leen dugal leen ci ambulance léegi ambulance boobu est-ce que ambulance buy panne la war a nekk ambulance boo xam ne essence am doyul wala ambulance boo xam ne pneu am roue de secours amu ko dafa war a am destination boo xam ni day atteindre très bien ci lu mu gën a gaaw ñun nag président daf ñu dugal ci ambulance ñëpp yaakaar ne alhamdulilah ren duñu accidenté parce que ba ngay door sa waxtaan nee nga ku bëgg président nga. waaw non délégué de quartier la ku bëgg président la. sama jarbaat yi xam nañu loolu. dañ ma doon wax sa président. projet bi du dem. mais gis naa leen day yegg sa couleur yi. Sénégal vert jaune rouge. kon tey projet bi su waroon ñëw def phase d'urgence. d'accord ñu injecté si nee naa la 15 milliards 10 milliards yi joxe nañ ko ay entreprises. mais fu président taxawoon ni fii dootul inondé kooku duñ ko jox ku gën a xarañ ku ëpp technique muy chinois yi ndax nee woon naa la liggéeyu napp la y a de sérieuses difficultés boobu moo gënoon a compliqué bu chinois yi réalisé kon ñoom ñoo def kii tentative suicidaire au projet n'est-ce pas est-ce que suñ ko joxoon chinois yi sénégalais yi nii lu tax ñu koy jox déedéet ñaari loo la ñaari loo nañu jox sénégalais bi bee nga xam ne moo tane ay numaadi nga xam ne ay numaadi et en hauteur bi muy defar baax moo gën a compliqué non moo gën a compliqué laa wax c'est plus compliqué. mais man dafa am lu ndaw lu ma bëgg a laaj te xam naa am na ñu bari ñu bëgg mu leer seen bopp mooy que ndax complication yi am ni benn 300 mètres boobu waroon a jaar ci benn kër googu rek moo ko baare. complication yi man su ma toogoo xam nga ñun associé wu ñu si te ñun maire dafa créé woon comité de suivi des inondations ma bokk ci biir comme cadre. di nuyuwaale l'honorable député maire léegi rapport yi maa ko daan def ndax il fallait argumenter techniquement mais bu ñu ñëwee ba war a def projet bi man yaakaaroon naa ni au moins dinañu respecter population yi ba tànn ci kenn man mii nga xam ni préfet ñu ni koy gërëm ak le gouverneur ndax ñoom au moins def nañ lu ñuy wax participation inclusive ñëw nañu su leen neexoon ñu wax ak président rek comme ay kilifa mais dañ ne dañ si boole population bi ni délégué Mbaye yaay taxaw kon ñooñu dañ naan leen gàcce ngaalama mais bu ñu demee ba war a étudier projet bi man yëguma lu dul waa mairie di ñu envoyé ay image ñu ngi hôtel tel wane photo ñu gis programme d'urgence yaa ngi dégg donc nuñ ko étudier ñoom man su ma fa nekkoon waaw y avait pas mal d'hôtels yu ñu daan daje ay hôtel séminaire très bien séminaire lañ doon def boolewuñu si man suñ ma ci boole woon wala nee naa la l'ancien ministre yaa ma rappelé léegi turam ministre bu yoroon Khadim Diop bu ñu inondé en 2013 dafa ni day jël ay conduite yóbbu ko géej dem Kër Massar Malika aussi. moo yoroon bassin de très bien jël Malika Kër Massar Malika. jël conduite yi yóbbu mais tey tuyau yooyu yëpp a bouché. amul curage amul dara. qui est responsable c'est la mairie wala l'État. jërëjëf kon tey su président joxee ay milliards. pour ñu def loolu lu ñu waroon njëkk a xalaat. projet boo xam ne si kayit yi nee nañu 10 mois la war a ne dañu waroon ni conduite yi. la ñuy teggi changer ko parce que leer na leen ni mën nañ ko réaliser en 3 mois su paree dina mën a yóbbu ndox parce que tey quartier yu bëri mënuñu pomper sapeurs yi dañu arrêté parce que c'est le cas de l'unité 3 qui pose problème. unité 3 pompage boobu ngay gis c'est bon ma préciser saa bu journaliste yi ñëwee dañuy taxaw si wetu sapeurs yi xool nii yaakaar ni foofu la problème bi ne. mais il faut ñu dugg à 300 mètres fa la nit ñi nekkee si coono. sapeurs yi loolu ñuy pomper ñoom ñoo ko gas.
muy réceptacle. yeneen quartier lu ñuy pomper fa lay dajaloo moom la ñuy jël dugal sa ci ay conduite yoo xam ni. moom la fa ONAS defoon daaw jërëjëf Mbaye waxtu bi dab nañu waaye niñ naan rek lépp wax nga ko donte di nga foog ne des na. waaye l'essentiel daal jukki nga ko teg ko ci table bi. ñuy ñaan yàlla ñu dégg la bu baax a baax lan mooy nekk sa dernier mot. waaw sama dernier mot rek mooy damay interpeller le président de la République. man en tant qu'ingénieur. d'accorduma si projet bi nii ñu koy doxalee baaxul. d'accord ndax lan canaux yi toujours man. fekkewu ma seen données techniques c'est le ministre qui donne des caractéristiques. 1 mètre de largeur de longueur profondeur 1 mètre 50 mais loolu du dara si canal bu war a yóbbu Kër Massar bi yëpp ndoxam ndax canal boobu mooy exutoire Parcelles Assainies yëpp. très bien dafa tuuti lool bassin yi aussi. pose problème nee na y aura 5 à 7 bassins de 35 000 mètres cubes mais c'est très peu d'ailleurs j'ai des photos satellites bu ma mesurer bassin yi. da ngay gis ni. seen capacité est loin des valeurs qu'on nous dit parce que su ne 1 hectare man j'ai vu un bassin de 0,48 hectares te profondeur bi 3 mètres 50 la wax. mais matul 3 mètres 50. man j'aurais dit 1 mètre ba à la limite 1 mètre 50 donc capacité yi posé na problème. très bien liñ ci war a wax daa bare. bari na lool. yàlla na nga tase ak ñoom ba pare péage bi dafa posé problème ak TER bi fu mu jaar. nee naa la projet bi. wallaay suñu si jugul. yow daal fu mu ne nii investir ba bëgg a dee. du résultat laaj ma mais Miyandour li tax nga sàq mi sama lanc yow fu mu ne nii yóbbu naa la jàkkaarloo. Grand Bouba Ndour xam naa mi ngi may dégg wax dëgg yàlla nga dem jàkkaarloog ñoom waxtaan ak ñoom bu baax a baax neveu Eva Tra ma nga fa dimbali ma deer waaw kañ deer ñu ngi koy nuyu bu baax a baax macha allah Abdoulaye fu ma gis ne ma tata nuyu naa la ma ne ko waaw kañ moo neveu nuyu naa la ay ca mami Linguère amul problème man booy yee may boot j'ai des généraux bu may génn mais booy yi dañ ma boot le délégué de quartier de l'unité 3 booy dañ ko boot président bu mu fa ñëwee le préfet dafa ni ma le sous-préfet Zodiac dina la jël si sapeur mais wàcc escalier yi dem si Zodiac mais dañ ma fopp tëmbal ma si biir parce que da nga leen ko liggéeyal da nga leen ko liggéeyal moo tax Mbaye Ndoye Bane jërëjëf kii toog nag mooy délégué de quartier jële ko unité 3 jëm kaw noonu la et bi fa président TV moom moo nekkoon porteur du discours et vraiment ku bëgg président de la république ni mu ko waxee waaye waxtaan woo gis itam ñu waxante ci dëgg itam boo dikkee di ma tabaxal sama kër boo koy tabax faaw di nga ma woo loolu rek la ñu ñaan yàlla daal déggoo am ci bu baax a baax ndax Sénégal ñun ñii ñëpp a ko bokk rawatina nag président de la république lii xam nañ ne tere na ko nelaw dëgg liggéey beneen bi ci topp mooy kenn dadul jëggaani loo am ba pare dëgg la ndax xam nga am naa gileem ma nga gànnaar xaaral mu ñëw sëfal la sa xorom doo ko wax kenn te damay faral di wax naan booy fóotal ku rafle da ngay sëpp seppi wekk ci ligne gi su fendee ku nekk am loo muure sa ginnaaw nit ki day am fu muy nekk déglootul ay wax plan nee naa leen ñii wow kongu lañ bëgg a dégg actuellement te loolu nag li koy def mooy ngeen jël ña ca bokk boole leen ca Cheikh Abdoulaye Mbacke sama yaakaar yi tey ak ëllëg ji daf ne woon àdduna ñett yi rek ka fi am ñu ne ko Mbacke lu mu doon mu ne li nga moom yow kese li nga bokk ak nit ñi ak li nga doonul dara li nga moom def ca lu la neex li nga bokk ak nit ñi jox ci ku nekkub cëram la nga doonul dara maandu ca boo bëggee nekk ci jàmm delluwaat di santaat waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen kon ba suba ak jàmm ki jaarati ci yére bi nag lii mooy collection Linguère bi gis ngeen ko nii sama rakk ji Fatima Ali Kane woo leen ko mi ngi ci 77 866 39 35 77 866 39 35 di sant 35 waaw di sant bu baax Amina Mbacke itam sama rakk ji moom mi nekk ci loxo yeeg tànk yi ak toppatoo bi man daal samay rakk xam naa dama naan yéen a meilleur daal kon ba suba ak jàmm très bien jërëjëf Mongo ko waa Joal Fadiouth tam ñu ngi leen di nuyu xam nga ne Louis Ba moom dafay seetaan bu baax seen xarit la ca France mi ngi leen di nuyu rafetlu lii nee na mi ngi ñaan yàlla wax dëgg yàlla que cadre Joal yi tamit penché wu ci li nga xam ne mooy inondation bi tam ci commune bu ndaw boobu Ndoye Bane jaajëf merci beaucoup honorable délégué de quartier yow ak ñi nga àndal ñëpp nuyu waa Kër Massar gi yëpp ak ñi nga xam dañoo nekk ci ndox mi caaro yeeg yëmbal ak fépp ñi ngi leen di masaw bu baax a baax comme ni ma lay wax rek may waxaat président rek ngir moom soo ko déggee nit ni ko liggéeyal ma lii jox ko xaalis ba ca war liggéeyu ko liggéey ba ca war wala askan wi kontaanun ca liggéey ba nga dem yónni ay inspecteur wala yónnil sa bopp
ba gis ni lii liggéey ba jaarul yoon nga teg ko ay sanction ba pare fal keneen ki nga fal ku bees su ñëwee xam ne ki nga remplace dañ coo sanctionné yi saf sa beneen yoon te defe naa dinañ liggéey bi dëkk bi dañ ko war a liggéey bu sëriñ te bàyyi taf yëngal bi la population est fatiguée ci wàllum inondation yi wax dëgg yàlla ci affaire bi nag responsabilité président yi fi jaar yëpp la ku ci nekk taf yëngal nga doon def moo waral population bi sonn c'est ça la réalité. Très bien taf yëngal nga doon def waaye li ñu soxal mooy saa si tembe daal yal na ñu am ay solution yu gaaw te wóor te mën a àgg nekk lu gudd fan parce que buñ ko defaree léegi te guddul fan coono bi day ñëwaat li ma neex ci délégation bi nga àndal merci Ndoye Bane mooy ku ci nekk ku ci solul t-shirt bu am drapeau wu Sénégal yaa ngi gàddu écharpe boo xam ne drapeau wu Sénégal moo ci nekk ànd ak yar ak teggin ci seen wax macha allah Sénégal gii daal ñun ñëpp a ko bokk te ñi ñuy seetaan d'accord nañu xam nañ ne dëgg la Eva Tra nag mi ngi remercier bu baax a baax nee naa rek damay dem fële ca cité Djili Mbaye ca gannaaw ndax dafa am ku ma indil valise sama kër ma koy remercier bu baax a baax muy Penda Asta Mode ñoom ña nga nekk ca 77 974 03 97 77 974 03 97 Penda Asta Mode merci à vous ah robe bi rafet na xam naa ne ñoom Mimi Traoré robe lañ koy def mais Eva O la ko def boole ci pantalon kon merci à vous 100% j'aime Miandour jërëjëf ñu ngi remercier kilifa diine yi kilifa aada yi macha allah xalifa généraux yi di remercier itam kilifa àddina yi ni ma koy waxee rek lu dul baax a ko gën baax a ko noppale baax a noppale kon bokk yàlla na nu yàlla may dégg ak topp ba suba ak jàmm incha allah ak cofeel bu dul jeex.